su ma wax nag dina doon wax joo xamante ne dina forox te dina naqare suukar. xam nga kaña bu demee dëkk foo xamante ne mu ngi roñ di roñ ba la muy roñ xamatul ndam koy nu mu koy def dafay faral di yàq day yàqate. monsieur le maire Matar Ba président de la république moo ko joxoon intérim yaakaar ko mu doon xale bu set loxo moo taxoon Macky Sall tànn ko ci biir tànneef yi teg ko ci mairie bi. bari woon na fi ay morom mais moom la président wóolu woon ak yaram ak intelligence am moo tax mu tànnoon ko teg ko fi. ñu dem ba élection ñëw Macky ne ko demalal sa bopp ba tey yaa ngi may doy toogal nga gérer waat continuer sa liggéey. kon ba tey yaakaar boobu mu ngi woon ba tey digganteem ak président su loolu amee ñu wax ay conseillers wax ñoo xamante ne xëy na ñoom ñoo war a toog ñu liggéey ma ne oto bu fekkee ne mu ngi daw apprenti bi ak chauffeur bi buñ xulooyee am na ko jubul nañ waxtaan. oto buy daw apprenti bi ak chauffeur bi buñ xulooyee ci xaalis wala weccetu versement bi am na ko jubul. man ñun mu ñu fee gis ñoo xamante ne ay kele lañ yoroon di seere ak deseere dem ba ñu jox leen bureau ñu toog di liggéey ay kilim di leen upp seen ñaq di de ñu ne fii di dof-doflu ñun Fatick lañ juddoo yaroo fi màggee fi cosaanoo fi ne nit ñi bàyyi caaxaan. gis nañ fi ñoo xam ne dama ne ay kele lañ yoroon di seere ka deseere ba yàlla def ñu jox leen ay bureau du ma tudd turi jàmbur ñuy tëj di tijji ay kilim di leen upp bu ñëwee bay dof-doflu dama ne nañ bàyyi caaxaan. monsieur le maire Matar Ba dafa liggéey def fi ay cas social yoo xamante ne bu ma neexee ma ne diw loxoom dugal monsieur le maire dugal na ci loxoom diw monsieur le maire dugal na ci loxoom jarul lim ay tur xam ngeen man xam naa. Matar Ba kenn mënu ko fay wañil benn kër ñaari kër ñetti kër am na ñoo xam ne wañil nañ leen fi benn kër ñaari kër ñetti kër ñeenti kër te ba ñuy départ ci APR seen début amuñ woon guna waxuma laa nag kër. kon Macky monsieur le maire la mu moom mu ngi koy dimbalee nit ñi la mu moom mu ngi koy bokk ak nit ñi kenn gisul loo xamante ne teg na ko fi mais gis nañ ñoo xamante ne bu caaxaan jeexee dëgg des seen bopp lañ fi nekkal soo demee seen kër ndax dañ naan la dafay nelaw wala nangam bu xew amee boo xamante ne leer na nañ la war nañoo dem pour dugal fa dara dañuy absenté keroog duñ ñëw Fatick Matar Ba képp mooy ñëw fi mu war a jaale mu jaale fa cas social yi mu dem fa ngente yi mu dem fa ak leneen ak leneen ak leneen di taxaw nitu démbam mooy nitu teyam Talla Mbow a ngi nii ba Matar dul dara dul dara mook Talla doon ànd ak Macky Faye man mi dama daan toog ak Matar Ba ñuy toog di waxtaan garage ci palaasu Ndiak Sarr miy defar pono ba tey Matar Ba day dem ci Ndiak taxaw fa saafante ak ñoom dal di dem yoonam loolu nit ku baax noonu lay def mais ñiy xëccu buñ leen faale buñ leen tontu xamuñu dara fu ñu jëm gis nga ñoom buñ xamuñ fi ñu jëm nañ dellu fañ jóge woon dellu ci seen kele yi dellu ci seen yeneen liggéey yi te bàyyi mairie bi mu liggéey. moo tax barki dem ba ñuy orienté budget bi ñu ooñu ñu ñëw toog ñu defal ñu bilan boo xam ne pour 2021 bi kenn xamul lu mu doon. mais dañ caa bàyyi parce que ku mënoon dañoo wax lu ñu neex mais dañ caa bàyyi parce que yarewuñu ci loolu xam nañ ne bilan boobu baaxul santul yàlla te ñoom ñoo ko gérer te ñoom ñoo ko def ña toogoon ca table ma gis leen télé ñoom ñoo yor bilan ba ñoom ñoo def lépp parce que ñoom ñooy comité de gestion ba ñoo yor comité de finance ñooy doxal kon ñoom lu fa xew ñoom la kon nag donc bu ñu taxawaatee waat di dellusiwaat di wax naan maire bi doxalin bi baaxul projet bi fi nekk projet état la maire bi defu fu benn projet mais ñoom ñoo war a def projet yi parce que ñoo fi nekk kon nit ki booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci njekk ak ci teraanga bu ngeen di ànd ngeen di am même soo leen di ñàkk ngeen ànd ci ñàkk googu ngeen nar a jëm te ngeen xam ne yàlla mooy fale dégg naa ñoo ngi ci maire yi boobu ba léegi di liggéey kenn déggu leen kon duñ dem ba heure bi ñoom ñuy jongle ndax ñoom ñoo fiy nekkaat wala duñ fi nekkaat ñuy ut fu ñu daw di làqu ji mais nañ bàyyi loolu munoo nag di lekk maafe di lekk domoda di lekk ceeb di lekk mbaxal lu ne nga di nga ko lekk bu yàggee sa biir bi day bënn nañ bàyyi loolu loolu nañ ko bàyyi te ñu dellu ca la ñu nekkoon ñun Fatick ñun ñëpp ay ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañ nekk ci njekk ak ci teraanga nekk ca la ñu nekkoon ku ne jàpp sa morom li nga jàppe sa bopp loolu moo nekk dëgg ndax nag li ma lay wax mooy ragal xañe day xaw ma ragal féete day xañe wërsëg te ñoom seen wërsëg lekk nañ ci ba doyal nag nañu xam ne nag reer bu doon doy reeri daaw ya doy nañu gore te suur te xam ne nag
ñoom Fatick moom kese moomuñu ko am na lu ñu leen mën a waxal nag lu bëree bëri te kenn waxalu leen ko kon nag nañu toog régler teg seen tànk fi góor te bàyyi xaste bi parce que xaste moom koo xas mbokkam mu xas la te boo xoolee sa bopp ba xam ne defee da yow amoo dara ñu la xase am na lu ñu la xase loo xam ne ñu ngi la ko bàyyil te dafa am kuñ la ko rusé kon nag loolu dañ ko teg ci suuf te ñu nekk ci jàmm ak ci salaam parce que ñun ñëpp ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar ñun nag ñoo fi nekkal Macky Sall parce que Macky Sall ñun suñu Macky Sall la Macky Sall àddina Sénégal yëpp la nag waaye Fatick a ci raw Fatick moo ci raw parce que Macky Sall Fatick la dëkk te ñun nag nañu xam ne suñu président bu ñu fexee di dof-doflu wala ñuy dof-doflu wala ñuy kandasu wala ñuy foqale ba amatuñu président ñun moom bu yewoo ñu dem toog moo tax nañ ci téye lu suñu fukki loxo ak juróom ñaar téye ci suñu mairie bii ba Benno Bokk Yaakaar jëlaat ko ñu nekk ci jàmm doxal suñu Fatick ni ñu ko waroon doxalewaat. Benno Bokk Yaakaar de Fatick déclaration Benno Bokk Yaakaar de Fatick. Nous, militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Ndouk, considérant une sortie malsaine et supposée responsable, de supposés responsables en perte de vitesse et mus par leurs propres intérêts, considérant le leadership incontestable du ministre maire Matar Ba, par ailleurs plénipotentiaire de la coalition dans la commune avec un bilan reluisant, vu l'adhésion sans faille de toute la composante faticoise, chefs religieux et coutumiers, femmes jeunes, troisième âge et tout le corps de métier, alliés de Benno Bokk Yaakaar autour de l'action quotidienne du maire M. Matar Ba. Estimant malgré la discipline militante qui freine par ailleurs notre ardeur, vous aurez compris. Toutefois, nous demandons auprès du président de Benno Bokk Yaakaar, M. Macky Sall, de prendre toutes les mesures punitives pour rappeler à l'ordre les éternels comploteurs qui ont osé le défier malgré les consignes du parti et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Vive le président Macky Sall, vive le maire de Fatick, M. Matar Ba, vive la coalition Benno Bokk Yaakaar, vive le quartier de Ndouk pour d'autres victoires plus éclatantes. Waa Benno Bokk Yaakaar bu Fatick, Benno Bokk Yaakaar bu Ndouk, ñun militant yu Benno Bokk Yaakaar ginnaaw bi nga xamante ne seetlu nañ ne fan yi dañoo gis ay nit yoo xamante ne dañoo tudde seen bopp responsable nga xam ne ci politique dafa fuñ fi loo xamante ne nii nit ñi teg nañ ci seen bët du ci jëf du ci wax du ci joxe ñooñu nag nga xam dañoo dem ba xamatuñ fu ñu war a aw ci politique nga xam ne lépp loo xamante ne am nañ ko ci politique président Macky Sall moo tax ñu am ko muy man muy sama morom muy keneen ak keneen waaye dafa fekk ne tamit Matar Ba bi nga xamante ne mooy maire bi di ministre dafa leen a jàppale ci côté bu ne bàyyi leen libre champ ñuy def li nga xam ne moom lañu war def ci mairie bi kon ñun waa Ndouk bu ñu gisee ne ñoom dañoo dem ba nga xamante ne ñun waa Fatick waa Ndouk waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu demee ba gis ne ñoom dañoo àndoon nag moom ci juróomi at di politique di liggéey ci mairie bi nekk ay président commission nekk ay adjoint maire war a mun a taxaw di fustiger li nga xam ne mooy doxalinu mairie bi te barka dem boo njaayee ñu taxaw doon waxtaan ci mbirum budget bi au population Fatick bi yëpp kon ñun loolu daf ñuy jaaxal nit nag munoo toog ci der ba pare di ko munoo toog ci di yàpp di jëw der kon ñun gis nañ ne loolu amul maanaa te waa Fatick considéré wuñ ko xanaa kay ñoom dañu ut place bu fekkee da nga ut place nag mun nga ko utee neneen lu dul di yàq ki nga xamante ne moo la jàppale parce que bu kenn fàtte ne bureau municipal bii passé fii ci Fatick ci mairie bi biñ koy def d'accord président Macky Sall dina joxe xalaatam waaye Matar Ba tamit dina wax li nga xamante ne mooy équipe bi nga xam ne ñoom la bëgg a liggéeyal ma ciy remercier nag suñu sœur Aïda Diouf première adjointe au maire moom taxaw na def benn poste ne moom bokk ci tey bokk ci ëllëg kon loolu lu jar saluer la mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ci Fatick di liggéey bi di rendre compte à chaque fois que de besoin ànd ak moom juróom-ñaari at sax laay wax mun a taxaw di xas démarche mairie bi ñun loolu mun ñu ko comprendre duñu nag peut-être ay conseillers mais xam nañ ni daw ci dëkk bi parce que fii lu fi nëbbatu amatu fi ñuy wax de ñun waa Ndouk ñun waa Benno Bokk Yaakaar bu Ndouk
ñun jigéen ñi Ndouk ñu ngi taxaw temm pare taxaw jàppale ki nga xam ne mooy président Macky Sall parce que nag li fi nekk moo ko fi def di xaar comme ñu joxoon ñu ànd ak moom waaye dafa fekk na ñun déjà suñu choix dañ ko porté ci nga xamante ne gis nañ ni mu nekkee à l'assaut des populations toujours moom Matar Ba di leen jàppale ci côté social sanitaire ci lépp kon nag gisuñu meilleur profil que moom ci Fatick ñun waa Ndouk de bu ñu demoon bay tànn tey bu doon ci ñun rek la dépendre ñun Matar Ba la ñuy tànn ci côté bu ne nag ndax def na fi nag bilan boo xam ne kenn mënu ko contesté ñun nag duñu ragal kenn ginnaawam ndax lu ñuy am nañ ko ba pare wala ku fi lu fi waay am rek yàlla ko jox mais dañuy xam ne muy Matar Ba muy keneen lu fi waay am rek yàlla moo la ko jox mais ñun waa Fatick mënuñu fi nekk ku ñu fal ñu ne pour la ñu fal ko di ko mettre les bâtons dans les roues di koy yàqal di ko wax lu ñaaw te moom muy xale bu yaru bu baax boo xam ne neexul ba neexul amul ku mu joxul cër amul tamit ku ndeyjooram demul ci moom mais même en dehors du travail de la mairie mi ngi jàppale askan wi du chef religieux yi du d'ailleurs benn kii ngi nii exemple la présidente des femmes handicapées Madetou Ndiaye mu ngi nii dina jël kaddu tout à l'heure xam nga kon kii bu fekkoonte ne Matar Ba du jàppale def social kon tey lii du am femme coiffeuse yaa ngi nii toog dëkk Ndouk sage yaa ngi fi jeune fille yaa ngi fi jeune dame yaa ngi fi bokk nag ci entité bu nekk ci Fatick kon ñun vrai responsable yaa ngi nii toog ma ci lim ku mel ne Biguine dafa xaw a tàdde tuuti sama rakk ji nga xam ne un enseignant plein un éminent enseignant un éminent journaliste tey ñëw di bëgg a jàppale Matar Ba ku mel ne Balabaas nga xam ne ku ko xam-xam ko Matar Ba suñu coordonnateur bii nga xamante ne lépp luy xew ci Ndouk ci politique këram lañ koy defee ki nga xamante ne l'infatigable Dada Fall nga xam ne bu ko neexoon mu ne dëkkatuma Ndouk mais fi la defee jeunesse am fi la footballé fi la jàngalee kon Dada Fall bu ñëwee toog fii ñii toog nii sama wet son attaché de cabinet ku nekk ci cabinet di liggéey muy tamit jàngalekat bu màgg di Macky Faye di turandoo Macky Sall ñu bokk turandoo génn wàllam di tàllam boo toog suñu doom suñu rakk Boucar Diouf nga xam ne kenn waxaat nattable wu te diggante Matar Ba di xaritam ak jeunesse bi toog Pape Diouf jeunes yi toog kon yaakaar naa ne Fatick est fortement représenté kon ñun duñu mun def lu dul gërëm sant parce que ku gërëmul da ngay xarab te ñun amuñu lu ñuy xarab du caa gën nag xam naa ne dinañ ne ñiy toog fii ñàkk fayda di jàppale Matar Ba dinañ ko jàppale parce que li wóor te wóor mooy le président Macky Sall man xam naa ne man ci ni ma ko xamee du jël mukk Fatick di ko confier ci ay loxo yoo xamante ne ëllëg si biir ay loxo yu entaché lañ déjà même bu fekkee ne woon duñ loxo yu entaché sax seen gestion nit ñi amoon nañ ci nuñ ciy jiixi jaaxa ndax daf leen ko bàyyee woon te kenn waxul ba ci suuf si ñuy def lu leen neex xam nga dañuy wax suuf si ci yeneen dëkk yi mais Fatick la gën a grave te pourtant nit ñi dañu ne pat ngir rek bañ coow jóg kon ñun li ñu xam bari na te bu ñu kenn waxloo fii nag kenn gënu fee doon responsable gis nga ñoom ñun bu ma neexoon ma ay rajo ancien député ma taxaw tàllal sama loxo fii comme neexoon nga tàllal sa loxo ndax liggéey nañ ko fi ñun jigéen ñi dañu xam ne ñoo représenté 52% de la population bu ñu neexoon ñu taxaw tàllal loxo mais xam nañ ne mënuñu gis meilleur profil que Matar Ba te nag mairie loxoy kese du ko yor loxoy kese mënu koo yor nit nag day xam boppam xasuñu kenn parce que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk Fatick te bu guddee bu ci kanamee ñun ñëpp ñoo toggaan naan ataaya kon ma bëgg ñu rafetal soow mi di ko commencé dafa am loo xam ne dafa ñaaw nit bu la deful dara tooñu la bul ko topp ci rajo di wax man des politique naa ba jeexal assemblée laa doon waxee di def lu nekk mais bu ma nekkul assemblée kenn mosuma gis ma taxaw di wax nit loo xam ne dañ naan ay da moo wax lii mais lii c'est des actions mesquines lâches inappropriées moom laa gis mu bëgg a xew ci Fatick te ñu responsable duñu ko nangu ndax fii nag ku fi tàllal loxo rek war nañoo mën a tàllal loxo lu fi waay mën a am rek war nañ ko mën a am ñun jigéenu Ndouk yi toog ak ñu responsable Ndouk yi waaye defuñu ko dañoo plié wu ci li nga xam ne moom président Macky Sall bëgg ñuy wax nag ne ñu ngi seen sant di leen gërëm toogaay bi yàgg na tàngaay bi métti na bu ñu bëggee toog xaar ñëpp ñu ñëwandoo day métti kon nag maa ngi leen di sant leen gërëm ci seen taxawaay ak seen yitte yi ngeen bàyyi ñëw je vous remercie